waaw jàngoro moom loo xam ne la dafa ànd ak àdduna tey li fi xew mooy àdduna wërngal këpp dafa am virus boo xam ne daf fi dugg di def ay jéye yu daw yu waar ñu bëri di ñàkk seen bakkan àdduna wërngal këpp keroog bi président de la république préparé le comité national pour surtout déjà xalaat ne mbir mi dina fi dugg parce que boobu mbir mi ñëwagul woon ba ñuy wax sax ne am na sénégalais yoo xam ne dañ leen war a jëlee fii Chine indi leen fii ak yooyu président jël mesure ne noonu ñooñu nañ toog foofu muy la première mesure te itam ku fi dugg ñu xool sa température ak yooyu ñun li ñu def parce que li ñu war moo doon au personnel bi yëpp képp koo xam ne tey yaa ngi liggéey ASEPEX ngay directeur ngay chef de service ngay agent bu mu munti doon que ngay chauffeur que ngay planton que ngay agent administratif ñu boole ñëpp waxtaan ak ñoom jox leen toutes les informations sur la pathologie ku si nekk xam feebar bi lan la naka la ko nit di amee ak naka la war a def pour fagaru donc ñaareel bi ñu jël matukaay yi nga xam ne ñoom ñoo war ci société tey bu dee coronavirus ñu mettre à leur disposition lépp luy masque muy surtout les masques FFP2 ak FFP3 mooy yii nii nga xam ne masque yoo xam ne la dafay protéger ki nga xam ne moom moo nekk en face du malade ñu jël yeneen masque muy des masques chirurgicaux ñoo nekk nii nga xam ne képp kuy dugg ci biir société bi dañ ko koy jox bu ko amee salaamun bu ko amul ñu jox ko mu sol ko parce que loolu mooy règle yoo xam ne tey c'est des règles obligatoires pour ASEPEX ñi nga xam ne tamit seen liggéey ci bitim réew la gën a nekk te tamit dañu liggéey bu bëri ci ay jumtukaayu xarala ñu def li ñu naan télétravail ñooñu seen kër la ñuy liggéeyee moo am koo xam ne moom mooy coordonner loolu yëpp di chaque jour muy liggéey ci télétravail boobu ci loolu tamit am na yeneen jéego yu ci am gis nga récemment conseil des ministres wax nañ 9h la ñu tàmbali 15h ku si nekk tamit ñibbi loolu dina permettre tamit nit ñi gën a teel a yegg seen kër. yu bëri sax tey par exemple service bi nga xam ne moom moo doon gën a recevoir nit mooy direction environnement export et facilitation ñoom ñooy def li ñu naan certificat d'origine mooy carte d'identité produit bi nga xam ne dañ koy exporter tey ñoom ñoo doon nekk directement en contact ak population yi ak clients yi nga xam ne ñoom ñooy exporter léegi ni ñu def ñoom dañuy toog seen bureau moo am benn agent boo xam ne dafay nekk ci accueil bi bu agent bi toogee bu fekkee ne exportateur bi ñëw na ñu jox ko mu sol maskam bu solee maskam itam ñu jox ko solution hydroalcoolique bi mu ñëw dugg déposer dossier am entre 9h ba 11h 11h ñu arrêté dépôt yi dossiers yooyu yëpp ñu acheminé ko ci direction environnement export et facilitation ñoom ñu traité dossiers yi bu ñu traité dossiers yi ba pare à partir de 15h képp koo xam ne déposé woon nga dossier ci suba nga ñëw jël sa dossier donc ñoom nekkatuñ tey jii nii en contact ak population yooyu nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo nekkoon suñuy client habituel. waaw xam nga tey jii nii ñun li ñu war mooy fexe ba li ñu naan transmission communautaire arrêté wu xam nga tey président de la république ak ministère de la santé li ñu waroon def yëpp def nañ ko ak fajkat yi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo nekk foofu di faj ñi feebar parce que li ñu waroon def mooy bloquer frontières yi bloqué nañ ko ñaareel bi ñu mettre en place un système boo xam ne ñu mën a identifier chaque jour kan moo am feebar bi ñu diagnostiquer la ñetteel bi képp koo xam ne am nga feebar bi ñu hospitaliser la koo xam ne daje nga ak ku am feebar bi nga am li ñu naan contact ak moom ñu teg la barab boo xam ne dañ lay saytu chaque jour muy contact yooyu ñuy wax chaque jour ñu xool ndax feebar bi tàmbaliwul ci yow donc ñoom li ñu waroon def yëpp def nañ ko maintenant li des mooy population yi def li ñu naan rupture de la chaîne de transmission mooy lan virus bi dafay koo xam ne melokaanam tax na tey jii nii mënul toog rek multiplier wu mënul toog di multiplier wu comme bactérie ci biti mën na dund ci biti dëgg la parce que soo xoolee ni nga koy transmission bi ay tuflit la wala ay koo xam ne dafa tissooli wala koo xam ne daal en tout cas dafa jël virus bi
ci voie aérienne bi mooy ci gémmiñ bi wala ci bakken bi mu laal loxoom nga sa loxo laal keneen wala sa loxo laal foo xam ne foofu la keneen laal mooy par exemple nga dugg ci douche wala laal bunt wala laal benn matériel boo xam ne tey jii nii keneen laal na parce que jàngoro boobu dafa doy waar parce que virus bi mun na toog des fois ay heure ay waxtu wala ba ñaari fan wala ba ñetti fan di dund ci biti donc foo ko fekk rek moom soo ko laalee soo fa laalee keneen ñëw laal ko daf koy am boo duggee sax tey jii nii ci jàkka tey jii ngay julli sujjóot ki sujjóot daf ko am bàyyi ko fa keneen bu ñëwee sujjóot da koy jël dafay contaminé wu automatiquement donc regroupement amatul loolu tamit lu baax la couvre-feu tey jii nii day am à partir de 20h ba 6h du matin loolu tamit baax na waaye itam population yi foog ñu confiné wu mooy lan ku ci nekk soo amee soxla bu jàmp daal mu tax obligatoirement foog nga def ko duggaat sa kër ñu xale yi ñu mag ñi ñëpp képp ku exposé nga toog sa kër bañ a tamit def continuer chaîne de transmission boobu ñi nga xam ne tamit dañu dem ci barab yu mel nii ay ASEPEX ak yooyu ñi yore société yooyu nañu fexe ba société yi aar ñi nga xam ne ñoo fay ñëw aar ñi nga xam ne tamit ñoo fay liggéey donc moo tax tey jii nii chaîne de transmission boobu la ñu bëgg a rompre maintenant nag kenn xamul ëllëg luy xew mais ñëpp mën nañ ko am waaye nañu fagaru non réaménagement yi comme j'ai dit def nañ ko bu yàgg tey jii nii ñi nga xam ne dañu liggéey ak ñi nekk ci biti dañu toog seen kër di def li ñu naan télétravail loolu dafa bokk ci liggéey bi parce que li ngay def sa bureau ak li ngay def sa bureau boo aménagé sa kër benn la l'essentiel rek mooy liggéey bi nga def nga jox ko ak xam 8h nga tàmbali et cetera nga liggéey maintenant ñii ñëw fii nag ci biir ASEPEX ñooñu 9h la ñuy ñëw 15h ñu ñibbi parce que loolu moom le conseil des ministres joxe comme directive waaw dama leen di wax ne feebar bi am na feebar bi fi mu ne nii kenn mën a dugg ko faj xam nga feebar bu am kenn mënu ko faj itam plus ñuy hospitaliser nit ñi plus ñun suñu capacité bi ñu am d'hospitalisation jeex parce que dinañ toll foo xam ne dafay mel ni France wala Italie ñoom ay lal lañ amoon yoo xam ne ay malade ñoo fa war a nekk tey jii nii amatuñ lal bu ñu mën teg malade réew mu mel ni France wala Italie amatuñ loolu États-Unis tey amatuñ lal pourquoi parce que malade yi dañuy ñëw toog ñu leen di faj que muy malade yu am ay complications que muy malade yu amul complication ñaari façon malade yëpp bu ñu ñëwee dañu toog ci lal occuper lal bi bu ñu ko occuper dinañ toll période boo xam ne képp ku feebar duñ am fuñ la dugal tey jii nii boo demee Europe képp ku feebar dañ la naan toogal sa kër wutal nekk nga dugg foofu mooy sa lieu d'hospitalisation dañ lay confiner ci biir sa biir kër maintenant comme ñoom ils sont contaminants ñoom dañuy wàllaate gestion boobu c'est une gestion mais très difficile dafay gën a métti ci ñun boo demee ci tubaab bi kër bu nekk ñetti nit dafa daan nekk ñetti nit nga fay fekk confinement boobu méttiwul waaye confinement boo xam ne fii kër bu nekk ñaar fukki nit dafay nekk wala des fois fanweer confinement boobu dafay compliqué parce que képp ku fa ko fa am mën nga wàll ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sa wet gis ngeen ki nga xam ne dafa jóge Italie wàll na ñaar fukk ak juróomi nit parce que këram ñi fa nekk ñoo ak promiscuité bi ni ñuy nekkee ensemble moom moo tax transmission bi dafay gaaw donc li ñu leen di wax na ñu toog seen kër maa ngi gis ay comportement yoo xam ne kenn mënu la ko wax man am naa benn collègue ñoo duggandoor fac premier jour première année ñoo premier même jour tey moom yàlla dafa def urgentiste la yàlla dafa def tey jii nii mu ngi fële hôpital Fann dafa tàggu doomam tàggu soxnaam tàggu sax yaayam ne leen man fi mu ne nii maa ngi ci mbir mi du ngeen ma gis période bi xam nga kooku mu ngi sacrifier boppam man am naa rakk boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay moom urgentiste la mi ngi fële Laval naka noonu parce que loolu moom mooy
li nga xam ne moom mooy seen sacrifice ñoom ci mbir mi. am naa cousine bu nekk Paris tey jii ni moom ci xeex boobu la nekk. am na kenn mi ngi Nantes mi ngi ci xeex boobu. am na collègues yu bëri tey jii nii ñi ngi ci comité yi ñoom c'est des médecins ñi ay pharmaciens et cetera ñi ngi ci xeex boobu ñëpp di xeex boobu di sacrifier seen dund. lenn rek la ñu laaj doomu Sénégal na ngeen fagaru toog seen kër ñii di sacrifier seen dund ngir loolu laaj doomu Sénégal ñu toog juste seen kër ñuy gis yoo xam ne mais kenn mënu ko la ko expliquer. ñu ne couvre-feu 20h nit ñi di génn ci mbedd bi di fecc parce que est-ce que xam nañ gravité de la situation parce que nit ki bu fekkoon ne maladie non transmissible la rek nit ki boo buggee xaru nga xaru boo amee feebar bi te doo ko transmettre kenn amul problème waaye loo mën a xaru ba pare transmettre ko ñeneen moo tax appel boobu mais normalement appel sax soxlawul parce que ku ci nekk tey jii nii. fii ñu gëm yàlla ñoo fi nekk chrétien yaa ngi fi jullit yaa ngi fi et cetera te itam ci loolu dañ ne bul lor sa morom donc loolu dafay ay situation yoo xam ne appel rek lañ mën a def mais vraiment il faut que nit ñi gën a responsable ci situation bi réew mu mel ni Sénégal président de la République ministres yi secteur privé yëpp ñëpp booloo ne dañuy jël 1000 milliards dugal ko ci feebar bi ku xam tey jii ni économie bi ni muy demee économie Sénégal ni muy demee nga xam ne dañu góorgóorlu di ut loo xam ne tey jii nii dañ koy dugal ci investir ko pour réew mi nga jël ci 1000 milliards ndax feebar boobu am na nga jël 1000 milliards loo xam ne xëy na mënoon na dugg ci leneen ak leneen nga jagle ko feebar boobu pour aar doomu Sénégal. loolu bu amee bu ko état defee tout le gouvernement les directions les services ñëpp manko pour dindi feebar boobu nit ñi di caaxaan loolu dafa doy waar loolu man dama dul commenter man am na ñoo xam ne sax ñu ngi may laaj commentaire bi lan nga commenter si ñi génn fii ñi kii ma ne loolu man du ma ko commenter parce que commenter ko wax ak ñoo xam ne la tey jii ni amuñ responsabilité amuñ responsabilité c'est-à-dire xamuñ vraiment lan mooy lan mooy problème bi ak feebar. Je pense que yéen mën ngeen ko gisandoo seen bopp ndax ñun dañu yor bànqaas boo xam ni xëy na bu 80 personnes ñëwee ci ASAPEX 70 yi ci suñu loxo la ñuy jaar ndax gannaaw ni ngeen ko xamee pour nga exporter il faut nga am ay documents yoo xam ni ndaw yu mel ni ñun ñoo koy joxe. bi ci gën a am solo di certificat d'origine bi te certificat d'origine boobu bu ngeen seetloo ASAPEX moom moo koy signé kon mu mel ni liggéey bu am solo la ñuy def ci wàllu woowu loolu nag moo ñu yóbboo ñuy jàkkaarloo nekk tout le temps en contact avec les exportateurs bi feebar bi amee ci ndigalu suñuy kilifa lu mel ni président de la république jël na ci ay mesures yooyu nag dañu ko maanaam wàcce ba mu yegsi ci ñun te bu ngeen xoolee li ñu njëkk a def mooy réduire les effectifs au travail donc xool ñi nga xam ni yàlla mën naa dogal ñu mën di liggéey ci xarale yu bees yi li ñuy wax télétravail ñooña ñu laaj leen ñu toog seeni kër ba nga xam ni liggéey bi ñuy def dinañu ko mën a def ci seeni bërëb yi ñu nekk leneen li nga xam ne jël nañ ko comme mesure tamit mooy lépp lu nga xam ni concerné na dépôt certificat d'origine parce que avant feebar bi da nga daan déposer ñu traité ko automatiquement nga jël sa document dem mais fi mu ne dañu trouver un dispositif boo xam ni exportateur yi bu ñëwee day am benn box boo xam ni foofu lay taxaw moom bu ñëwee déjà fekk na fa maskam fekk na fa gel hydroalcoolique am fekk na fa aussi box boo xam ni fa lay teg document am daal di ko fay bàyyi dem bu ko defee ñun ñenn ci suñuy ndaw daal di récupérer document bi daal di ciy liggéey liñ ci war a liggéey daal di koy traité daal di koy delloo foofa ba nga xam ni bu ñu demee ba ci après midi bi ñoom dañuy mën a ñëw
recevoir seen document dem ci jàmm, de sorte que contact bi ñu doon am ak le personnel léegi daanaka dañ koo wàññi bu baax a baax a baax.